téléspectateurs internet Mbour TV yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme niñ ko baaxoo di defee du lundi au vendredi ngeen di am seen émission Mbour TV matinale ma di ci feggoog la siste Binta may nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ma lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xamante ne nii nag mooy way làqu yi dañuy ñaan malaaka yërmande teelu leen rek te lépp luñ doon def ci àddina ci lu baax ñu bañ ko réccu du lundi au vendredi ngeen di am seen émission Mbour TV matinale ma di ci feggoog la siste Binta Binta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aïda. naka yaa ngi am jàmm waaw alhamdulilah sant nañu bu baax a baax. lii vert lan la wala bleu la. Aïda yaa xam couleur yi. ay ci ba bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Mbour TV nuyu leen kenn ku nekk turam ak santam comme Aïda nu mu ko waxee rek noonu lay demee rek saa su ne du lundi au vendredi ngeen am seen émission Mbour TV matinale la siste Binta dina ànd ak yéen si li nga xamante ne moom mooy rubrique bu am solo boobu ñu koy tuddee gindeeku su ko defee rek damay daal di delloo micro bi ay la siste Aïda rek mu dugg ci li nga xamante ne moom mooy suñu publicité. waaw mu ngi noonu nag comme ni ko la siste Binta waxee rek damay dem seeti sama sponsor leader yi nga xamante ne nii ñoo may jàppale saa su nekk ci seen émission Mbour TV matinale dañuy dem régie rek seetaan publicité dellu si waat ci plateau bi. mbokki askanu Mbour mbokki Sénégal mbokki monde entier yéen ñi bëgg lu baax yéen ñi bëgg foo leen sañse génn ñu xoolaat leen ñëw leen Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw Kër Binta Fashion gérante bi moom mooy Aïda ak Ummi Kër Binta Fashion mi ngi nekk ci yoonu hôpital bu Grand Mbour bu dee nag yaa ngi jógee hôpital bala ngay jot armères yi bu dee yaa ngi jógee nag marché central jëm hôpital boo rombee armères yi rek deuxième mbedd foofu la Kër Binta Fashion ubbi boutique am fii ci Mbour boutique Kër Binta Fashion ñëwal fekk fa kooku di Aïda wala Ummi ñoom ñooy gérante yi bu la neexee nga woote ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 Kër Binta Fashion nee na day jaay lépp loo xamante ni produit la bu jógee foofu ci Dubaï wala ci États-Unis yaa xam montre de classe nga bëgg ay dàll ay greffage façon bu ne taille bu ne cheveux naturel façon bu ne taille bu ne couleur bu ci nekk am na foofu Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw yamuñu foofu de nee na nag dañ leen a indil ay diw yu baax ay diw yoo xamante ni am na yuy xeesal am na tamit yuy maintenir sa teint waaw yooyu nag moom mooy fësal taaru jigéen am na fii Kër Binta Fashion chez Kumba Kër Binta Fashion yamuñu foofu de ay tissus yu baax am na fa waaw ay montre de classe ay dàll ay sac lépp loo xamante ni day fësal taaru jigéen am na fii Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw nee na nag fépp foo nekk ci Sénégal ci monde entier boo bëggee seeni produit mën nañ la ko yónnee wala nag nga ànd ak ñun rek ci sunu WhatsApp 77 902 71 25 Kër Binta Fashion bu la neexee tamit nga visiter sunu page Facebook ci internet bi rek nga def nag Binta Fashion kooku nag moom mooy Kumba madame Diaw nee na dafa bëgg nag yéen waa Mbour yéen waa Sénégal dara dootu leen ëmp ci sañse ci bitim réew yu tendance lay doon yoo xamante ni nouveauté lay doon original lay doon képp ku ci bëgg rek wooteel ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 nga jokkoo ak ñun ci WhatsApp wala Facebook ñu indil la li nga soxla lépp ak Kër Binta Fashion kenn dootu fi tumuraanke Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw moo leen di may seen émission Mbour TV matinale. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Mbour salaamaaleykum mbokki àddina coono jeex na jaratu jéggaani ba Dakar ngir ay mbubu sañse xéwal yu mat sëkk ñëw na ak établissement Mamour Ndiaye nekkee ci biir marché central bi en face poste ci gendarmerie bu njëkk ba boo demee ci établissement Mamour Ndiaye lépp li nga xam ne danga koy bëgg ci mbubu sañse am na fa di nga fa fekk ay brodé autriche ay mbubu été ay xartum ay voile ay tissu xew nee naa la
la établissement Mamour Ndiaye mu ngi fa pour góor waaye établissement Mamour Ndiaye mu ngi fa pour jigéen ñi nee naa la coono jeex na coono Dakar jeex na bu dee da ngaa bëgg a sañse sa xew bëgg a sañse sa mariage ba sa ngénte wala sa tudd ba sa anniversaire doxantul ba ci établissement Mamour Ndiaye nekkee ci marché central bi en face gendarmerie bu njëkk bi ci poste bi nee naa la kenn du fa réer foofu wala nga woote ci numéro téléphone yi 70 104 41 13 di nga ko jot ki nga xam ne moo di Mata gérante wala nga woote 77 207 47 03 moom Mamour Ndiaye ci boppam wala 76 299 42 92 wala 77 143 88 30 mbenn établissement Mamour Ndiaye mu ngi noonu daara ju yaatu macha allah boo ñëwee dinañ la teral dalal la daal di lay jox li nga xam ne moom moo la yëkkati ci biir établissement Mamour Ndiaye nee naa la coono jeex na coono Dakar jeex na coono dem Chine jeex na ak établissement Mamour Ndiaye gars yi ma ngoog mbokki Mbuur at li ko wër jaaxle jeex na at Mamour Ndiaye nee naa la pour sa korite neex ba sa tabaski sa màggal wala sa gàmmu doxantul ba ci établissement Mamour Ndiaye. téléspectateurs yi comme na ma leen ko waxee woon ci buntu bi ñu ngi fii ci biir boulangerie la dépôt la Kajoor boulangerie la Kajoor ñu ngi ci biir boulangerie pâtisserie la Kajoor ba tax na comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa la set ak sell dafa baax ci doomu aadama ba tax na dañuy ànd maak yéen ngeen daal di xool waa boulangerie la Kajoor lañ la leen indil xool waa boulangerie la Kajoor la lañ teg ci table yi nee naa lii xeetu mburu yu amul fenn xam naa ñi sant Sall ak ñi sant Saw moom tubaarkàlla dama leen di fas yéene sit ni bu ñu ñëwee fii dañuy àndandoo ñu daal di dugg si biir ñu xool waa boulangerie la Kajoor lan lañ fi indi tey ma ngoog dañ leen di wan li nga xam ne moo di boulangerie pâtisserie la Kajoor dañ leen fi tegal mburu yeeg croissant yeeg nee naa lépp lañ leen daal di wan tey dañuy daal di dox par nànk-nànk ayca ba tax na lii mooy pain simple nee naa la pain simple lañ am fii mburu xorom olof di ko naan mburu xorom différence pain la bii mooy pain simple pain cere bi nee naa la bu njëkk ba man cere ak ñeex laa xamoon waaye xaw ma woon ni pain cere dafa am lépp ci boulangerie pâtisserie la Kajoor ngeen koy amee gars yi daw si leen yéen séeréer yi nga xam ne tubaarkàlla dañoo bëgg cere léegi cere bi am na mburu te boulangerie la Kajoor rek la am ba tax na ci biir boulangerie la Kajoor dañ fi pain de mil maanaam ñu gën ko xam ci mburu dugub ku dégg xam ne dugub dafa baax te dugub dafay law ba tax na lépp loo xam ne dugub la rek am na ci biir mburu bi da ngay ñëw fii ci boulangerie la Kajoor boo fi ñëwee di nga am pain de mil boulangerie la Kajoor yemul foofu boulangerie la Kajoor defar na li nga xam ne moo di pain diabétique mooy ñi nga xam ne seen i yaram neexul dañoo am li nga xam ne moo di diabète lépp loo xam ne wérgu yaram la seen yaram ñoom waa boulangerie la Kajoor dañ ko daal di jël yow mi nga xam ne da nga diabète ragal suukar waa nga ragal xorom doon utiliser li nga xam ne moo di pain diabétique dara du la ci fekk ci boulangerie la Kajoor lay xewoon dara xawut ay ca ba tax na dañuy dem ci différence pain lii camp baguette da nga dëkk ci kër famille boo mënul jënd kilo bi di ko séparer mën nga ko def par camp boo ñëwee ci boulangerie la Kajoor di nga am pain baguette bi pain maïs bi moo nekk nii mboq maanaam mboq xam nga ñun war ngeen xam mboq ndax mboq dafa baax gis nga boulangerie la Kajoor différence pain yi lépp loo xam ne nit da koy utiliser boulangerie la Kajoor da leen ko indi daal di leen koy defal ci wàllu mburu bi mooy jeeg bi yaakaar naa ay genre ñoom Bombardier ba tax na boo leen fi ñëwee di ngeen am li nga xam ne moo di jeeg bi nee naa la camp ñebbe dafa baax ñebbe fer la yéen a ko gën a xam ñi surtout ñi manqué deret xam nga sama genre bi mooy loolu yokku deret kañ la ñuy def waaye ñebbe boo ñëwee fii ci boulangerie la Kajoor di nga am li nga xam ne moo di pain ñebbe mbokki téléspectateurs yi ba ñu jugee ci li nga xam ne moo di mburu bi ñu leen di daal di wan li nga xam ne moo di pâtisserie bi ci pâtisserie bi la ñuy daal di jublu nag biir boulangerie la Kajoor ba tax na lay xewee ba tax na dañ ko tuddee boulangerie pâtisserie la Kajoor boo fi ñëwee di nga am ci wàllum pâtisserie di nga am cake di nga am beignet waaye di nga am croissant choco am croissant beurre ba tax na yemuñu ci sax dañuy daal di defar li nga xam ne moo di gâteau anniversaire nee naa la bés bu nekk ak la cay xew tubaarkàlla te boulangerie la Kajoor ñun rek la fi nekkal te boulangerie la Kajoor askan bi rek la fi nekkal ay ca bàkk ba jibatina waa kër Binta Fashion chez Kumba ñëwati ak seeni xeeti baax lépp lu ngeen soxla muy cheveux naturel 100% bu ngeen fa demee di ngeen ko fa fekk waaye nee naa la accessoire muy wàllum sac dàll greffage ak lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci xeetu tissu de mariage wala baptême bu ngeen demee kër Binta Fashion chez Kumba di ngeen ko fa fekk yéen ñi nga xam ne nee naa leen da ngeen a bëgg a maintenir seen teint boobu defal ko ba mu gën a rafet bu ngeen demee kër Binta Fashion am nañ savon boo xamante ne nii
macha allah bu baax la waaye fàttewuñ tamit diwu yaram ba nee naa la kenn du ñoom lépp lu xale jigéen ñi di bëgg rek bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk waaye établissement Kër Mamour ñi ci jasneer yu rafet yi waaye nee naa la ña ca brodé autrichien ña ca kolu jiddaya nee naa la ñoom ña nga xamante ne nii ñoo yor vax ba 100% coton bu ngeen demee établissement Kër Mamour Ndiaye mu ngi nekk fii ci biir marché central en face gendarmerie ba bu ngeen demee rek lépp lu ngeen bëgg di ngeen ko fa fekk waaye kenn du boulangerie Le Kajoor ñoom ñi nga xamante ne nee naa la mburu mu neex rek di xoyom yi soo fa demee ñoom it. waaw xanaa xamoon ay de loolu dañ koy soxla suñu matinal bi. seen mburu bi xam nga boo ko lekkee da ngay daal di sawar. da ngay sawar da ngay am énergie waaw kay nag rawatina nag mburu ma nga xamante ne nii nee naa la mooy mburu diabétique bi ñi nga xamante ne nii dañu am diabète defaral nañ leen mburu boo xam ne pour ñoom la waaye ñi nga xam ne dañ leen a bindal dañu war a def régime ñoom it am nañ mburu boo xamante ne nii pour ñoom la ñoom nee nañ dañu bëgg képp kuy ñëw ci boulangerie bi rek di ci gis sa bopp ba tax na bàyyiwuñu kenn séeréer si nag dañoo jël dugub ji rek daal di leen koy defal mburu dañoo jël dugub ji rek daal di leen koy defaral mburu lépp lu ngeen bëgg rek ci xeetu pâtisserie bu ngeen demee fële ne muy boulangerie Le Kajoor di ngeen ko fa fekk la siste Binta nga ni comme ni ma koy waxee rek saa su ne nee naa la Aïda c'est la qualité qui fait la différence mais quantité moo gën a qualité moo gën quantité noonu lay demee rek gis nga li nga xamante ne ñoom ñooy suñu sponsors yi koo wax rek nga ne kii moo gën a man sa morom kii moo mën a am kii moo gën a am bagage yu baax fekkee ñoom ñëpp li ñu yor ay qualité la waaye ñoom ñëpp a yor bagage yu rafet kon su ko defee rek topp leen suñu sponsors yi leader yi nga xamante ne dañoo yàngi suñu plateau suñu toogee rek plateau bi dafay daal di naaj parce que Aïda saa su ne rek bu toogee ci plateau bi day yàng kii moo fii jaar saa su ne ki nga xamante ne moom mooy Kumba ak Kër Binta fashion bu ñëwee rek dafay daal di fashion rek xam nga xale fashion la. waa gis nga yow kenn du yow gis naa la nga def sa blonde bu baax daal di ciy laal tuuti rouge ci suuf kenn du yow. ay waa Kër Binta ñoo jaar si cheveux bi saa su ne su ma ko solee rek dafay mel ni tey laa ko njëkk a sol dañ ma koy laaj saa su ne parce que blonde dafa xew te ñoom bu ñuy ñëwee rek lépp lu ñuy indi rek bagage yi xew la. da ngaa xam tendance ndeke. waaye yow laay topp rek. Aïcha merci beaucoup mu ngi noonu waaye nag dañuy seet ki nga xamante ne nii mooy suñu siste boobu Aïda Diop di ko seet moom tamit bu baax a baax di ko laaj sa jàmm yaram mbaa yaa ngi am jàmm bu baax di remercier toute la population de Mbour parce que seetaanuñ ko benn yoon chaque jour ñëpp a ngi xëy di dem di yóbbu seen doole ñii di yóbbu seen am ci moom waaye di leen jaajëfal bu baax a baax di ko wax yàlla na yàlla fëgg bopp bi ba nga mën a delluwaat ci say activité nii rek lay demee du lundi au vendredi comme ni ma leen ko waxee rek dañuy dugg ci biir Petite Côte bi xool li fi neex ak li fi naqari yi ñu génnee ko di ko waxtaanee parce que ñun askan wi ñoo ñu fi teg am na ñoo xam ne tey mënuñu waxal seen bopp ci ñun lañu mën a jaar pour ñu waxal leen seen soxla ba tax na képp koo xamante ne nii rek am nga tawat wala am nga loo xam ne nii bëgg nga ko wax te gisoo fenn foo ko mënti jooy boo ñëwee Mbour TV rek dinañ waxtaanee lépp ba mu daal di sotti utal la solution bu fekkente ne it dañ la war a jàppale ñu def ci ay démarches ba mu jeex tàkk te yàlla rek tax waaw tey nag Binta damay daal di xuus rek ba léegi ci li nga xam ne ci lañ nekkoon démb muy négligence parce que négligence toujours comme démb dañ ci wax mais gis naa ne nit ñi dañ ko apprécier parce que am na ku ma woo ku góor ne ma Aïda affaire négligence bi ngeen di wax noonu ak ñàkk moyen boo demee hôpital nga koy gën a xam mu ne ma man ku ma waxoon ne ma feebar dinaa dem ba feebar nekk hôpital xam nga di am yenn jafe-jafe yi ci biir hôpital bi sax duma ko gëm mu ne ma hôpital boo fa demee Aïda boo yóbbuwul xaalis faj bi du gaaw ma ne ko ana caisse noire bi hôpital daan am caisse sociale bi nga xam ne hôpital da ko daan am di dimbali doomu aadama yi mu ne ma xaw ma de mais man boog li ma jànkonteel man en personne boo feebaree te dem hôpital liñ lay wax mënoo ko gëm il faut nga ñu wax la wala nga demal sa bopp wala ku ko dund expliquer la nga soog a xam mu ne ma du dañ lay bañ a faj mais faj bi mooy yéex te boo amul xaalis yow wérgu yaram bi nga bëgg à 100% doo ko am donc ñu gën a góorgóorlu rek ñi nga xamante ne nii yàlla def na ñoom ñoo opté woon métier médecine ñuy dimbali doomu aadama yi te xam ne doole yemul
ñëpp yemuñu tey ordonnance bi nga xam ne Binta mën na ko jënd à 40 000 francs wala 60 000 francs tey bu dee Aïda mën na ko bañ a jënd mën na bañ a am 20 000 francs sax yu mu jëndee ordonnance kon ñi nga xamante ne nii tamit ñoo nekk ci biir dëkk bi muy Mbour Dakar Thiès partout dans le monde ñoom ñi nga xam ne suñu borom may na leen daraja may na leen dénk suñu borom dénk na leen loo xamante ne nii ñu ngi ciy suturlu nañuy def des fois ñuy jël seeni enveloppe di dem ci hôpital yi di fekk nit ñi ci seen lalu hôpitaux yi di jël seen ordonnance yi di leen ko jëndal te yàlla rek tax xam nga olof nee na kenn ku ci nekk damay dégg mag ñi naan kenn ku ci nekk doo bëgg di dem ci nit di ñaan bu dee gor nga seen ngor mayu leen ko mais boo leen fekkee fa ñu tëdd nga dimbali leen te yàlla rek tax dina leen gënal parce que tey peut-être man ni ma mënee ñaan Binta mën na ko bañ a ñaan parce que dafay rëy du rëy sax mais bëgguñu ku leen yeb moo tax duñu ñaan ba tax na seen jàngoro dañ koy sooxaale. am na ñoo xamante ne du rëy sax mais da ngay xalaat su ma demee si kii est-ce que dina ma ko jox. est-ce que dina ma accueillir ni ma ko bëggee. am ñoo xamante ne tey jii même buñ la yorul même su duñ la jox sax mais ñàkk kersa biñ ciy teg aussi yenn yi seen góor du leen ko may moo tax ñiy ruus ñi nga xamante ne mooy ñaan baax na mën ngaa dem sa morom jullit ne ko may ma lii mais bu dee day ànd ak sutura aussi nga dimbali nit te yàlla rek a tam waa sutura parce que loolu moo fi jeex Aïda da ngay dimbali nit ba pare bu doxee ci mbedd nga ne démb pourtant diw jaar na sama kër maa ko jox lii maa ko jox laa am ñoo xam ne loolu la ñuy soraale moo tax dañuy deewaalee ak seen feebar wala ñi deewaalee ak seen xiif moo leen di gënal ñu dem si nit ne ko may ma lii parce que du am sutura. waaw parce que bàmmeelu biir dafa baax gis nga nit boo ko defalee sax ba pare di ko wax boo ko defalee ba pare wax ko amoo tiyaaba donc ñi nga xamante ne nii nit ñi dañuy daw si ci yéen di leen ñaan ndimbal dee leen suturaal parce que ku sañoon doo tàllal sa loxo di ñaan parce que ñaan benn góor bëggu ko encore une fois yéen ñi nga xamante ne nii yéen la suñu borom dénk parce que suñu borom mayewul dara dafa dénkaane rek dalay xool ba xam li mu la jox yaa ngi koy bokk ak ñi ko yeyoo maanaam ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw yaa ngi leen di gestu di leen dimbali parce que ku daw ñëw ci yow rek ndimbali ko fa indi ku daw ñëw ci yow rek parce que koo tanewul du ñëw di la ñaan bu ñëwee ñaan la rek c'est parce que da nga ko tane moo tax mu ñëw ñaan la nañuy doxantu ci hôpital yi di dimbali ña malade yi nga xam ne ñoo fa nekk des fois di nga dem ci hôpital fekk fa koo xam ne nii dëkk ak dëkk lay jóge pour mu lekk sax day génn ci mbedd bi jënd añ wala ñi mu nekkal ci salle bi ñooy lekk desal ko wala ñi nga xamante ne nii ñoom yàlla def na dañu xam partager ndax dañ leen ko yaree ci seeni biiru kër bu lekk bi ñëwee dañ koy teg woo ñëpp mais xam nga tamit mënoo chaque jour nit di la yóbbaale des fois ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci côté hôpitaux yi dëkk fa nañuy def bu heure lekk jotee bu ñu mënee defar bool ba mu baax dugg ci biir hôpital yi xool ñi nga xamante ne nii ñoo fa nekk te ñuy génn di jëndi añ ñu leen koy jox di leen dimbali te yàlla tax parce que lenn loo def ci lu baax lu mu ndaw bul ko xeeb ndax dalay wallu ci sa biir bàmmeel te ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la tey sa moroom la suba xalaatal ne bul bi mën naa tourner doon yow parce que feebar moom kenn xamul fi muy jóge fi ngay toog di wax nii rek suñu boroom mën na la fee sol ngelaw loo xamante ne nii danga naan man gëw ma woon ne turu Aïda bii may wax dina yegg nga soppeeku carrément kon nañu delloo ci xel yi bu baax a baax te xam ne comme ni ko Jibi Jóob Njaay di waxee rek àddina amul solo lépp teraanga la ma bàyyi la siste Binta moom tamit mu daal di ñëw ak yéen ci li nga xamante ne nii mooy seen rubrique. avant laataa ñuy dugg loolu rek Aïda damay ñëw ci sa thème bi parce que thème bi boo xoolee rek négligence am na waaye yërmande tam ñàkk yërmande tamit am na ak li nga xamante ne moom mooy sutura ji parce que tey ji négligence mooy tey ji nga am benn feebar boo xamante ne mën nga dem hôpital ñi fajal la ko facilement nga toog ay 1 mois 2 mois ba feebar bi gën a yokku soog a dem hôpital su boobaa dalay dikkee loo xamante ne doo xam sa foo koy joytoo boo xoolee li nga xamante ne mooy ñàkk yërmande
ak li nga xamante ne mooy laabir tey jii hôpital wax nga lu am solo mais suñu xuusee hôpital am ñoo xamante ne tey bu ñu deewee ñoom la duñ leen ko tuumal c'est parce que seen liggéey la mais ñëpp xam nañ hôpital nu muy demee. dëgg la mais suñu borom moo yor bakkan waaw mën nañ ko suñu borom moo yor bakkan ndax moom moo ñuy sax moom mooy yóbbu bakkan aussi mais d'une part boo xoolee Aïda am majeure partie bi ñoom la baaran tuumal bi ñoom lañ koy joxoñ laaj ma lu tax. parce que tey jii ñoo xam ne dañuy dem hôpital tey urgence parce que tey feebar day bette. tey bu la feebar bettee nga am cas boo xamante ne c'est un peu urgent dem hôpital yoroo xaalis. dañ lay naan carré duñ la laal tant que andi wax xaalis léegi yow xaalis da nga koy lijjante da ngay dem mbaa soit bu dee banque la am nga fa xaalis balaa ngay retirer xaalis banque da lay dikkee maanaam mën nga toog pendant 24 heures xaalis boobu doo ko jot su dee nit ngay ñaan pour mu may la da ngay toog mu may la da ngay xaar mu may la parce que da ngay woo ñoo xamante ne da ngay bokk ak ñoom ndey ak baay sax ñu ne la dama jàpp dans 30 minutes naa la rappeler wala 1 heure de temps c'est parce que kii feebaram bi yàlla feebar bi yàllaa la koy teg mais nu mu la koy tegee affaire bi day gën a métti yàlla du la xaar nga dem hôpital ñu naan la tey boo indi sanga xaalis som tel duñu laal sa malade xoolal la malade bi di gën a yokk bu dee kooku dafa am loo xamante ne cardiaque la mën na koo rey sur le sang fekkee yor nañ garab boo xamante ne mën na koo faj mais ñoom dañuy xaar li ñuy xaar mooy xaalis nañ faj man la fan lay waxee ñi faj nit ki dem lijjanti ki mu àndal bàyyi la fa nga dem ki nga àndal dem lijjanti ñëw faj kay loolu laa d'accord su ma ne waa d'accord nga ci des fois aussi hôpital dañuy def noonu parce que gis naa cas bu mel noonu ku ma bokkal koñ un jour dafa am choc ci vélo ci vélo tànk bi damm mais bi ñu demee dañ ne leen dañ koy faj le temps que ñu koy faj ba pare ngeen dem indi ji xaalis bi d'accord foofu d'accord naa ci ak ñoom parce que ñoom aussi dañu yor seen njaboot dañu yor seen famille xam nga dañuy am na ñoo xam ne dañuy yaakaar ci ñoom pour ñu dimbali leen mais ñoom ndimbal gi ñuy def aussi nañ ko yokk dëgg la ñu ngi def seen liggéey ni mu waree mais nañu gën a farlu ci liggéey bi nañu gën di sóoraale doomu aadama yi xam ne doole yemul ñëpp yemuñu am yitte doomu aadama ndax doomu aadama parce que doomu aadama dafa fort ay dem tey nga dem hôpital loolu arrivé la bu dee sa feebar bi yokkul waaye accueillir bi ñu lay accueillir dina tax feebar fu mu àggul mu yegg fa parce que déjà nga dem ñu ne la waa sa feebar lii la xanaa xamoo ne ku feebar soxla na wax bu neex tey mu ñëw nga ne ko yow di nga wér comme Aïda mi xam nga ñu ngi nii di ko encourager ku nekk yaa ngi dem kër même bu dee yoroo dara sax da ngay dem encourager ko nii ak nii la lii mooy àdduna li la dal nii mën na maa dal mën naa dal keneen yàllaa la ko teg nattu la xam nga loolu day tax nit ki même su dee du wér sax mais dina dellu si waat xelam lépp lu mu jaxase woon wala lépp lu mu dugal si boppam da koy génne c'est parce que ñi koy encourager waa hôpital war nañ bokk si ñi nga xamante ne ñoom lay doon tey ji nit bu ñu amee malade boo xamante ne cas bu dangereux nga dem waxtaan ak moom ne ko lii sa feebar lii ak laa la waaye dinañ la faj ba nga wér yar laa yor bakkan comme noo ko waxee rek mën nañ la faj te doo wér aussi mais lu ñu lay xamal mooy di nga wér même bu dee doo wér sax ñu ne la da ngay wér accueillir la wax bu neex rek su ko defee rek malade bi tamit mu gën a soulager mu gën a nekk à l'aise ñi faj ko loolu tiyaaba parce que seen liggéey la man question boobu xam naa dinaa wàcc ci mbedd bi laaj ko doomu aadama yi lan moo tax ñi di gën di sawar ci dem clinique entre clinique ak hôpital parce que des fois nit dala naan man duma dem hôpital mais boo ko nee kaay ma yóbbule clinique mu jug topp la te pourtant médecin ba ca clinique ba ak ka ca hôpital ba ñoo bokk métier bu ñu jàng mais boo demee ci clinique ba accueil ba nga fay am bokkul ak accueil ba ngay am ca hôpital ba te pourtant même métier bi la ñuy def man sama problème loolu la lan moo tax clinique bi niñ lay accueillir hôpital duñ la accueillir noonu. hôpital xam nga état moo ko yore dañuy naan on s'en fout c'est l'état qui paie l'état mooy def lépp xam nga nguur gi xam nga kii moom alalam la tey lu ci bon rek boppam lay dimbali. bu doomu aadama yi ñëwee dina leen yërëm parce que day attirer ñi nga xamante mooy clients yi tey jii Aïda bu demee mu faj ko faj bu baax. bu subaa yow tamit di nga yóbbu keneen. waaye hôpital moom ñoom dañuy dàqe. des fois da ngay dem hôpital aussi malade yi dañuy taamu ki leen di faj. waaw parce que malade dina tëdd des fois nit ñëw di ko faj mu naan man de bëgguma woon kii tey faj ma. seen comportement la Aïda tey jii. mais boo demee. ba yow nga opté métier bi. war nga mën a tijji sa xol bi
yaatal ci ñëpp dugal ci ñëpp lu ñëw rek war nga ko mën a accepter parce que yaa yëkkati woon sa loxo bi waat ci yàlla ne di nga dimbali képp ko am metit te di nga am sutura ba képp ku ñëw ci yow jàngoroom doo génn di ko wax ci mbedd bi mais lan moo tax mënuñu ko jëfee lan moo tax mënuñu am yërmande ci doomu aadama yi ay ci xam naa nag tey moom émission bi damay daal di jox Binta rek parce que bu ma naree xuus ci li nekk ci dëkk bi yëpp di ko wax xam naa damay mujjee planqué wu ci chaise bi noonu lay demee rek Aïda waa sa thème bi nga andi am na solo bu baax xam naa dañuy xuus rek dugg sama rubrique dem xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor kayit yi mbiri kayit tey ñi dem ci li nga xamante ne moom mooy certificat de divorce waxoon nañ certificat de mariage waaye ku wax certificat de mariage nga wax certificat de divorce ñu wax li nga xamante ne moom mooy importance bi waaye dinañ wax li nga xamante ne moom mooy certificat de divorce dama koy bañ ndax lan waaw ndax mës naa wax oustaz Sène ci suñu plateau matinal ma ne ko dictionnaire u takk fase amu ci fan nga mës a gis seet bu ñu teg di la yeb naan laan boo tasee amul fan nga mës a gis ku ñuy indil waru gar ñu naan laan boo tasee kon dictionnaire u takk fase amu ci dëgg la loolu am na loolu am na Aïda li nga wax am na solo bu baax a baax waaye yàllaa ko wax nee na sëy dagan na waaye tas tamit dagan na ñaanuñu ko yàlla dernière chose la parce que boo demee ba décider da ngay sëy rek da nga war a sëy te yàlla rek a tax nga dee fa aussi mais bu loolu arrivé aussi rek dañ koy sante yàlla xam ne yàllaa ko wax te boo demee ba sëy tamit mën nga faa fekk loo xamante ne xalaatoo ko woon bu dee da nga nekk koo xamante ne mënoo muñ loolu wala nga tombé koo xamante ne lu yàlla xam doy na xam nga léegi ñu dugg ci li nga xamante ne rek mooy certificat de divorce ay da importance bi ak li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe bi importance bi d'une part certificat de divorce boo ne certificat de divorce ñu bëri dinañ ko jàppee li nga xamante ne mooy tey ji ku jigéen yi ñoo koy soxla lu bëri pourtant am ñoo xamante ne tey dernière chose bi moo leen di dugal ci li nga xamante ne moom mooy certificat de divorce nga sëy koo xamante ne am njaboot ak moom maanaam benn bant ñaar bant ba ñetti bant yàlla dogal ne mënoo leen nekkaat tey jii soo leen demee ba am certificat de mariage mën nga ànd ak moom ngeen dem tribunal ñi tas sëy bi waa tribunal ñoom sëy bi fu ñu koy takkee mën nañ koo bañ a yegg waaye bu tas jotee mën nga dem nga ne leen lii ak lii laa bëgg c'est parce que ñoom tamit dernière chose da boo xamante tey ji am ñoo xamante dañu leen di tuumal ne tribunal boo demee rek dañuy tas sëy non duñu tasee noonu sëy parce que sëy yàllaa ko moom te ñoom dernière chose dañ leen di woo ñi nga xamante ne moom mooy couple bi woo leen taaj leen su dee seen foofu am na chef de quartier wala yow ku jigéen ki sa parent ak ku góor gi sa parent ñu ne leen dem leen woo seen ñaari waajur yi ngeen toog xool waxtaane ko seen biir en famille soo leen demee ba waxtaane xam ne ñii jibooñu ñi convoqué waat leen ku góor ki ak ku jigéen ki ñi taajal leen ngeen toog ku nekk wax li nga xamante ne moom la jote ak moromam boo leen waxee ba pare ñu ne leen demaate leen kër ga ngeen toog foofu pendant 3 mois ku jigéen ki dañ lay wax pendant 3 mois nekkal ak sa kii comment dire sa jëkkër ñu xool ndax mën ngeen nekk wala waaw loolu xam nga boo xoolee nekk na ci alxuraan tey loolu yàlla loolu la wax nee na sa jëkkër sa jabar boo demee ba mere ko ba bëgg koo fase rek nekkal ak moom pendant 3 mois ndax doo ko soxla keroog laaj nañ ko oustaz wax na ci lu am solo nee ne loolu dañ koy c'est parce que dañ leen naan karam pendant 3 mois yow boo leen demee ba dëkk 3 mois te soxloo ko rek xam ne kii suur nga ko mënatoo dëkk ak moom wala bu dee tamit dafa ëmb aussi mën nañ xam ndax kii ëmb na parce que 3 mois ku ëmb 3 mois dina feeñ bu demee ba feeñ su dee diggante bi dañ koy arrangé ñi arrangé su dee mënuñu koo arrangé dañuy wax ku jigéen ki demal toog seen kër ba su la yàlla mayee doom bu dee doom bu góor la damay dégg ñi naan bu dee doom bu góor la sëy boobu du tas dañ koy takkaat ñi delloo la nga dem sëy ak sa kii commandé sa jëkkër bu dee doom bu jigéen la sëy bi mën naa bañ a yem foofu mën naa yem foofu sax su dee dem ngeen ba décider ne da ngeen di divorcer ngeen daal di dugaat ngeen daal di continuer li nga xamante ne moom mooy procédure de divorce ñu xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy tribunal suñ demee ba def loolu ba 3 mois yi passé xam ne ku jigéen ki ëmbul ñi laaj ku jigéen ki ndax yow pendant 3 mois yooyu sa jëkkër musul la soxla nga ne waaw am na wala amul ñu ne waa ñii bu dee amul mënuñu dëkkaat ñu ne leen dem leen ku nekk na bind lettre tey yow ku jigéen ki da ngay bind benn lettre 2 lettres nga def benn lettre nga def ko exemplaire ku góor ki def
tamit def benn lettre def ko exemplaire tey beneen bi waa tribunal ñoo koy moom beneen bi ku jigéen ki nga koy jox léegi ñu xool ku nekk sa wax maanaam tey ji bu dee mën ak Zal la Zal su bindee mu ne kii dama koo suul c'est parce que jigéen la boo xamante ne sutaralul ma jigéen la boo xamante ne lii ak lii la te su ma dëkkaat ak moom li ma ko def ni bu dee da koo dóor li ma ko def dama koy gën a yokk ñu xam ne Zal day menacé Binta ñaar yi mënatuñu dëkk ñu xool Binta bu waxee li nga xamante ne wax bi xaw na wute ak kii li mu wax man daal jigéen la man sama jëkkër rek laa am sama njabar man daal su ma sañoon ma nekk ak moom ñi xool wax Binta ak wax Zal suñ demee ba xam ne Zal mooy provoqué divorce bi moom lay coûter cher parce que soo leen amee 3 doom wala 4 doom am ñu góor ñoo xam ne dañoo mus ci affaire de procédure divorce xam nga bu dee jigéen la boo demee ba sa xol taw ba gisatoo dara lu dul divorce bu dee Binta tamit dafa changé version am ne man daal gisuma dara lu dul divorce ak kii parce que dama sonn ci sëyam dafa ma sonal lii ak la ku góor ki bu dee ñetti doom ngeen am mën na bañ a d'accord ci divorce parce que da koy dikkee lu seer bu dee fonctionnaire la lu ñu koy dagg ci salaire am day bari mën naa arrangé waat négocier di def ay négociation yoo xamante ne waa di négocier fekk agul ci biir xolam c'est parce que njaboot bi mu am ak ndaw si la te bu divorce amee rek moom mooy perte mën naa bañ a wax yu salte mën naa fan nga dugg lijjanti lii yëpp dinaa ko lijjanti xaaral ma dugg ci parce que moo lëmbee dëkk bi Aïda lii faaw ñu wax ko mu jeex parce que ñoo xamante ne kumpale ci ñoom faaw ñu xam ko suñ demee ba xool ne ku jigéen ku góor ki bëgg na divorce waaye li mu ragal mooy salaire am c'est parce que tey ji suñ ko daggee rek salaire am mën naa bañ a yem parce que imagine toi fonctionnaire ni ngeen am ñetti doom daggu xale bu ne par exemple lay jë ku nekk 25000 francs par mois loolu ñaata la ci xaalis bu ñu ko génnee ci benn salaire bu 200000 francs xam nga ko 75000 francs nga war a fay courant war a takkaat beneen soxna xam nga loolu du sa arrangement li ngay préférer mooy nga nekkat sa jabar nga koy torturer mooy suñ demee ba waa tribunal gis ne ku góor ki bëggul divorce ndaw si mooy provoquer divorce ñi laaj ndaw si yow lan mooy sa problème man daal dama sës mënatuma sëy ak kii parce que lii ak lii la may dañ leen di wax dem leen toogaat ñu xool c'est pas ku góor ki li tax muy de intérêt lay xool boo demaatee rek mu def la lu mu la defoon lu pire loolu la lay defaat waa tey dafa mel ni góor ñi nga jógal de waa xaaral rek waa tribunal dañuy wàcc sur le terrain ñi def enquête boo xamante ñi ngeen dëkkal maanaam tey bu dee yow laa bokkal kër dañuy dem ci Aïda secrètement ñaari couple yi ñëw nañ tribunal waaye gis nañ ku góor ki bëgg na nekk ak ku ndaw si waaye ndaw si booba léegi moom mooy provoquer divorce lan mooy seen problème est-ce que mën nga ñu wax loo xamante ne xam nga seen biir yow boo demee ba def constat bu dee da ngay waxtaan ak man chaque fois Binta yow sa problème ak sa jëkkër lan la bi ba ngeen demee ba tribunal est-ce que am na changement su ma leen ne Aïda amul changé boobu ba léegi c'est parce que kii doom yi ma am ak moom la moo tax bëggul divorcé waaye li nekk ci xolam xam naa nga waxtaan ak waa tribunal lii ak lii moo tax suñ demee ba loolu dugg ci waa tribunal rek ñoom ñooy leen convoqué waat ne ku góor ki sëy bi dañ koy tas c'est parce que yow sa intérêt nga doon xool pas say njaboot c'est parce que tey ji ndaw si da nga koo tag jigéen kenn war koo maltraité Aïda dëgg la waa tribunal duñu waa kenn war koo maltraité parce que tey ji am ñoo xamante góor ñoo xamante ne dañuy xemmem jigéen suñ demee ba am ak yow benn doom ñaari suur nañ la tey ji mën nañ laa bàyyi seen mbir néeg ay 2 jours yoo xamante ne duñ la sa soxla duñ la xam jigéen c'est parce que ay 2 heures du matin kuy wàcc ay 20 heures di ñëw sa kër 2 heures du matin 3 heures du matin su ñëwee rek sangu na tëdd na. est-ce que du ko jigéen ki moo ko mayul jàmm. ci biir kër gi non du loolu am na ñoo xamante ne du loolu Aïda c'est parce que dañuy xeemem jigéen tey ji bu ñu am ak yow benn doom mais Binta suur nañ la. Binta xam naa li nekk ci biir Aïda. Binta góor bu demee ba takk soxna. di toog ci mbedd bi ba 2 heures du matin mu soog a ñëw ci këram ku jigéen ka am na lu muy def ca biir kër ga. Aïda len danga may déglu rek gis nga xale jigéen yi dañoo yor seen xeeti tontu yu sew yu ñu lay tontu sama genre gi duñu wann baat duñu bàyyi dara mu sedd lu ndaw loo leen wax dañ lay tontu de gis nga góor boo ko mayul jàmm rek mu wuti ko ci mbedd mi loolu am na aussi loolu am na boo ko mayul jàmm rek mu wuti ko ci mbedd mi te fu mu ko mënti amee rek fa la koy wékk ba heure bu ko neexee mu ñibbisi parce que da koy leer ne bu ñëwee ci këram du fa fekk jàmm xam nga mënoo xëy yendu liggéey suba ba ngoon jot dang-dangi sa bopp bi fees del ak stress yaa ngi xalaat facture yaa ngi xalaat dépense yaa ngi xalaat sa yaay
te maire yi bu ñu gënee jëm mag dañuy naqari deret dañuy compliqué dañuy naqaree dëkkal nga bëgg a wàcc dékku loolu lépp boo dugg see nag ci biir néeg bi ñu waroon laa nabbee yëkkati reer bi taajal la indi ndox mu sedd jox la bu ñu amul boisson it am nañ fukki dërëm yu ñu jëndee glace wala 100 francs wala 200 bu ñu la jëndalee butéelu boisson bu ndaw ah indi reer bi tegal la war laa wax lu neex dindi stress bi nga yendoo yëpp mais boo si ci biir kër gi la ñuy mel ni dañuy rocc sa fit wi sa fit wi naan rës ndax boo nee tëll yem ci sa jabar rek sa àdduna tukki na da ngay préférer yow boo wàccee toog ci mbedd bi ba mu leer la ne kii nelaw na nga soog a ñëw parce que heure boo ñëwee rek parce que dafa am xale jigéen yoo xam ne dañoo bari caprice dañoo bari ay caprice benke ñenke sama bopp bi sama tànk bi sama ndigg li te kooku gën laa ëpp mettit fuuf moom balaa nga koy xam takk ko nekk ak moom soo waaw koy takk moom boo koy takk muy génnee jikko keroog benn chauffeuru taxi daf ñu yeb ne ñu ñuy waxtaan ak moom mu ne ñu boo waree takk jabar semaine boobu yëpp da ngay kontaan suñu waxtaani jee ba paa yi ñëw sa xol day sedd lu waaye wax nga siiñ mu ne ñu jàpp dat boo xeful boo amul tuuti courage da ngay cardiaque 17h jot jouru takk bi nag moom bu ñu nee suba la da ngay yàkkamti bër set mu ne bu bër setee nag da ngay yàkkamti 17h bu 17h jotee nee na bu 17h jotee da ngay yàkkamti merci lu waaye wax nga siiñ merci rek merci parce que heure ménage bi ñëpp a koy wax nga naan merci da ngay siiñ rek nee na doo nget nee na ndaw si sëy si sa xol nag moom day gën a sedd boo amul chance da ngay dee ndax kontaan nee na ngeen dem lune de miel sa xol day sedd guy waaye nee na boo xëyee le lendemain booy tourner di xooli keneen parce que pare nga ci ngor rek moo la fay baax boo amul ngor booy xëy di seet lu la romb nga daal di ko ne bii moom baax na di noonu lañ mel te ay xoolal yaa ngi nii ñëwaat nga ci sama wax moo tax man la góor yi dañuy xemmem jigéen nee na xoolal booy xëy suba sa xel si nekk ci leneen jeex na noonu lañ mel leneen di romb nga koy këf noonu lañ mel kon débat bi mën nañ koo tëj fii Aïda mu ngi nii moom fi mu toll nii fii rek la yem te Aïda mu ngi nii wax na ba ñëwaat ci li ma waxoon nee naa leen góor yi dañuy xeemam jigéen c'est que koo dem ba am ak moom benn doom ñaar doom keneen ngay xoolaat mag la di kilifa la mu ne ma sama doom yéen a ngi reede mais li ma leen di wax nii dama koo xam kumpa la dañ koy wax booy xëy la lendemain leneen lu la romb nga commencé dawal sa bët pare nga ci parce que kumpa bi dañ na nee na lii rek moo la fay ba nga doon góor dëgg moo la fay bàyyi dootoo nangoo xool leneen mais bu dee dareetu góor dawul ci sa yaram booy xëy la lendemain lu la romb nga ko bos maa la ko wax na la dëgg Aïda débat bi mën nañ ko tëj fii ba suba rek ñu continuer ci rubrique divorce bi parce que dafa affaire bi dañ koy yaatal bu baax a baax Aïda wax na ba ñëwaat ci sama wax góor yi dañuy xëy même jigéen koo dem ba am ak moom benn doom rek pare nañ ci ñoo xam nga kii moom 2 jours la wax xam nga loolu moo gën a gàtt lii la suñ demee ba kumpa moo ci nekk waaye nañu xool ngor comme Aïda nu mu ko waxee rek ñu xool ngor xool njaboot yi aussi parce que kenn ku nekk rek ñaan nga yàlla ñu laaj la kuy sa papa diw la kuy sa yaay diw la waaye kuy sa papa kii la kan mooy sa papa kii diw la wax dëgg yàlla rafetul vraiment rafetul ci image te société bi aussi dëkk Sénégal lañ nekk comme ni nga ko waxee rek maam yu baax fii lañ nekkoon ba léegi dañuñu fi aussi nañuy référé ci ñoom rek su ko defee ñi daal di am lu baax. ma bàyyi la nga def sa mot de la fin daal di tàggu téléspectateurs yi. waaw téléspectateurs yi Mbour TV yi ñi gërëm leen bu baax a baax gërëm leen ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bu rafet bu ñu defoon démb ñëpp a ko apprécier mooy dem ci ki nga xamante ne feebar na amuñu moyen waaye tey ji yërmande bi ñu am si moom ak yéegee bu ñu am si moom. bu dee tey ji yor nañ bi lijjante nañ ko te kenn du ko yëg yal na ci yàlla def jàmm rek ba ndaw si yàlla fëggaat boppam mu mën a dox activité am comme ni mu ko waree yàlla mën na ko yàlla def di ko ne rek bon courage et bon rétablissement encore une fois et sois forte c'est ça la vie dina metti dara yombul waaye dina baax incha allah gërëm ki nga xamante ne moom mooy Mactar Ndiaye moo jaar si rob bi ak ki nga xamante ne moom mooy Ismaïla Mandiang borom port Aïda doo ko may dédicace léegi Binta bul ma jaxaseeg Ismaïla sama xarit la
ayca merci beaucoup téléspectateurs yi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen remercier waaye di ñaan yàlla yal na suñu borom fëgg bopp Aïda Diop ba mu mën a delluwaat ci ay activité am di ñaan nag ci suñu borom yal nañu suñu borom bett ak xéewal goo xamante ne nii dafay mën a jóg rek dem defi li nga xamante ne nii mooy soins yi nga xam ne moom la war a defi fële ca Europe di ñaan yàlla rek yéen ñi nga xamante ne nii yéen la suñu borom may daraja ngeen dem seeti ko dimbali ko rek di remercier toute la population de Mbour di leen wax nag gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne ni def nañ ko di jaajëfal sama caméraman bu ñaawul bi Zal borom jas moom mi nga xamante ne nee naa la mango rek la mën a maye borom jas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax parce que bu ñu yànjee tey ba mën ngeen ñuy seetaan Zal la di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci réalisateur bi suñu ñi nga xam ne ñoo yor son bi di leen remercier yéen ñëpp waaye di ñaanal tamit ki nga xamante ne nii mooy Betty Fall madame Mbacke di ko wax heureux ménage yàlla na sëy bi barkeel jamono ji nag Betty mu nga ca Touba daal di dem na rek bàyyi ñu wéet waaye di la ñaanal rek yàlla may la njaboot gu barkeel lépp looy séntu ci sëy bi yàlla na suñu borom leeral lépp madame Mbacke heureux ménage merci beaucoup à demain incha allah.